ici pourtant seen leader la. mooy tête de liste. waaw mooy tête de liste bi mais man dama ci dégg loo xam ni dafa tey sama xel loolu su mënul leer ci man leerul ci bopp nit ñi daf may jaaxal. man dama ci dégg. Embalo dama bëgg vraiment ñu xool nu ñuy tegee affaire Adji Sarr ci suuf. problème yi nga am Guinée Bissau ak sa opposant yi man dinaa ci taxaw jàppale la ci. loolu man daf ma dépassé quoi man loolu. Papa Ngagne li ma la ci mën a wax. waaw pour yem ci. waaw lépp sos la. d'accord mais loolu kay baax na aussi nga. Papa Ngagne waaw. li nga dégg ci audience boobu lépp sos la. d'accord amu ci. 50 man nag xam nga pépp suufu vérité. d'accord amu ci. man li ci am mooy. bëgg a sos. waaw bëgg a yàqal. et c'est une stratégie continue. d'accord c'est-à-dire que dañu toll tey Benno Bokk Yaakaar ak seeni nit ñu leen di jàppale. parce que dafa am ñoo xam ni jàpp naa ni dañu nekk en campagne électorale pour Benno Bokk Yaakaar y compris journaliste. dañu nekk en campagne électorale li tax sax ma nangu cee wax nii parce que mu ngi mel ni boo ma ne woon diw ca Benno Bokk Yaakaar wax nañu sàngam danaa ci tontu parce que acteur politique la bu ñu wax dara jàpp naa ni dafa am journaliste yoo xam ni ñu ngi fii ci réew mi di bind mais dañu nekk en campagne pour Benno Bokk Yaakaar te yooyu ngay wax yépp dafa bokk ci stratégie bi ñii nekk ay politiciens ci Benno di campagne di ne ci dëkk bi ak ñi nga xam ne ñoo leen di bindal pour discréditer opposition pour daaneel ko dafa am te ràññee nañ leen xam nañ leen moo tax bu ñu waxee danañu dégg seen wax mais comme sénégalais yépp jàpp nañu li lu ñu wax 90% yi du doon dëgg dañ leen koy bàyyee mais daal li ma lay wax Papa Ngagne ma réaffirmer ko devant les sénégalais et devant yàlla suñu borom 99% ya ñu ca wax amul. d'accord léegi ñu taxaw ci 1% bi mooy législative yi que ci audience boobu Sonko d'accord na ni résultat yu ci am dina ko accepter loolu gis naa ñeneen ci seen côté aussi ñu weddi ko. amul loolu amul. ci législative yi. Ousmane Sonko du toog ak Embalo di wax suñu législative bu Sénégal amul. lépp sos la nee naa la. d'accord ok ça a été fabriqué de toutes pièces. d'accord et ñun bëgguñu mu tardeel ñu. ok bëgguñu mu changer dara ci suñu posture campagne. ndax li ñu dëgmal rek moo am solo ci ñun. mais Cheikh Tidiane tëj naa ko mais doon na neex na nga di lii amul lii moo am. la ñu nee naa la. voilà non lii amul lii moo am loolu daf doon gën a dalal xelu. Papa Ngagne waaw. jàppal rek ni. le président en exercice de la CEDEAO. waaw nouvellement élu. ñëw na Sénégal nekk pays frontalier bëgg na recevoir l'opposant premier opposant Sénégal parce que mooy li am. tout à fait. te nangul ni du ko def. te yëgalu ko Macky Sall. parce que président doo dem ci réewam di recevoir opposant am te yëgaloo ko. tout à fait ba mu ko waxee ka ko waroon dox na ko ka waroon nangu dem seeti ko parce que président au CEDEAO la dem na seeti ko ñu tëju wax seen wax. alors ba ñu génnee fa la yem. alors Cheikh Tidiane ñu ñëw ci campagne bi comme ni nga ko bëggee dañ ci gis ay violence yu doy wax à Thiès mu dal ci kaw docteur Babacar Diop mu nekk maire bu Thiès te dégguñu vraiment. leader wu Yewwi am luñ ci wax maanaam condamné loolu wala ñu wax ci wala dara loolu jaaxal na ma lan nga ma mën a wax ci loolu. du ma ci sori wax dëgg yàlla du ma ci sori parce que li am ñëpp xam nañu ni fu violence am rek mu naqadi ñëpp gënaluñu bu ñu sañoon du am li ma ciy jàpp man à titre personnel mooy Babacar Diop moo ñëw. gàttandu si ñu ci buntu Thiès ñu ànd ak moom di dugg biir Thiès pour man mooy l'image la plus positive am na lu xew ci diggante bi xëy na caravane la oto yi soreyoo nañu man yëguma feey ni mu demee ci jamono jooju donc mënuma ci wax parce que version wu kii la wala version wu kële ba mu amee ñu romb ba dem laa dégg ni am na lu ñu def Babacar Diop ba mu ngay porter plainte ma woo ko téléphone. ma waxtaan ak moom moo tax ñi naan leader yi woowuñu ko waxuñu dëgg. bu benn leader wootee rek wooteel na leader yëpp. parce que ñun ñëpp on est d'égale dignité. Babacar le même jour laa waxtaan ak moom. mu wax ma li may wax ma dégg te am na ñeneen ñu ko woo. mais Cheikh Tidiane mu wax la lan. déedéet xam nga Papa Ngagne du ma toog fii itam nga baal ma non xam nga Cheikh da nga bëgg a aayal loo xam ni vraiment aayul xoolal askan bi nga xam ni aussi Yewwi Askan Wi ngeen wax. mais il faut que aussi ngeen yeewi leen ci li ngeen jàppee ay tabou wala ay confidentialité. c'est-à-dire dafa laaj transparence. c'est-à-dire yéen entre kilifa ngeen waaw. xam nga lu tax du ma ci sori parce que sénégalais dañ ko xam ndax mooy li ngeen bind yéen journalistes yi
mooy version bi mu joxe moom. voilà man bi ma koy woo leader laa woo mu di suma xarit muy nit ku baax. c'est ça loolu lay wax loolu laa bëgg a dégg devant les Sénégalais ma koy seedewaat. voilà te man bi ma ko waxee Babacar pas plus tard que y a quelques heures tey jii laa mujj wax ak moom ci ngoon te je sais que am na yeneen i leaders yuy wax ak moom parce que jàpp naa ni ak lu mën a am investiture ak lu mën a am Thiès barki démb ak xëy na lu mën a am ëllëg yàlla rek xam ñu jàmm rek la ñu ñaan mais leneen mën naa am wax naa ko ni ko Babacar man gëm naa ni man ngaa bokk te war ngaa bokk ci ñi nga xam ne ñun ñooy ànd incha allah bu ko yàlla dogalee ñu yor Sénégal te da nga cee am sa rôle am ci sa place comme ñëpp lépp lu mën a am nañu ko waxtaanee ci suñu biir et on peut trouver des solutions Russie ak Ukraine may guerre tey di reyante lu mu yàgg xëy na ñaawteef bu ne mën na ci am waaye ci table rek lay mujjee. tout à fait. guerre bu fi mës a am ak conflit bu fi mës a am. ci table waxtaan lay mujjee. nit ñi joxante loxo bu ñu paree. poignée de main absolument ñu photographier ko ñu ne guerre ba jeex na. loolu dëgg la moom. a fortiori nag parce que gis nañu guerre yu ko gënoon a tàng. a fortiori ñun ñii nga xam ne dañu nekk ci politique. am même yéene bi Babacar patriote bu baax la bu gëm Sénégal la. ak Thiès ma nga xam ne mu ne Thiès ba jeex. ñi nekk ci Yewwi Askan Wi yëpp noonu la ñu gëmee réew mi. mu am liggéey bu am solo bu mu yàgg def man ba ma ko xamee ba léegi lu baax rek laa xam ci moom wax dëgg yàlla ak engagement ak patriotisme lii am gëm naa ni dinañ ko dépasser. moo tax ma ni la pas plus tard que tey wax naa ak moom yaa ngi wax ni lu ñu wax nañ ko def mu transparence mais lii ma lay wax lii ma la wax mooy li ma ko wax. ok ma ne ko ak lu mën a am bu ñu ko fàtte benn yoon. te leader yépp itam. bu ma toogaatee ak ñoom bu ma delloo même chose daa leen di wax. nee naa leen képp ku nekk ci Yewwi Askan Wi. amoon ci yéene amoon ci yaakaar amoon ci taxawaay te tey mu am lu am suñu diggante ba mbir yi xaw a xajam nañu la tendraat la main. man de yëkkati naa sama loxo et je l'ai déjà dit depuis longtemps. ay Yewwi ba ñu nangul ma ko. ma ciy dox. d'accord je sais que yeneen i membre Yewwi Askan Wi ci leader yi. ñu ngi dox lu mel noonu. ok pour ñu rassembler waat suñu famille de Yewwi Askan Wi. parce que Yewwi moomuñu ko. gis nga Papa Ngagne wax dëgg yàlla waxuma ko rek pour affaire propos de campagne. bu ñu nekkee ci dëkk bi di dem def caravane. nit ñi ñëw nekk ay milliers wër ñu. gis nga boo déggee discours yi léeg-léeg ci seeni xoolin bët yi ngay gisee message d'espoir yi ñuy wax. bu ñu toogee loolu la ñuy waxtaanee tout le temps ñun leaders yi. te xale yi da ngay gis ay xale yoo xam da nga naan sax xëy na kii politique intéressé wu ko. mais bu ñu ñëwee lii ëpp ci seen discours. mooy yéen suñu dernier yaakaar. bu leen tàggaloo mukk. bu leen tasaaroo. d'accord te lu ngeen am ci problème. ok ak lu mu mën a doon. Cheikh waxtaanee leen ko seen biir. mais Cheikh loolu nag loolu ñu bëgg a jëfee. waaw d'accord mais xam nga dafa am loo xam ni itam dafa nekk signe bu doy waar daal. parce que bu ñuy accuser Yewwi dañu ay nitu fitna lañu. ci seen discours ak seen action. buñ koy wax bañ seen biir ñuy jamanteek rayante ci seen biir. mais loolu dafa doy waar. loolu kenn mënu ko qualifier ñuy naan Thiès Babacar Diop waxuñu opposant de ci seen biir. seen biir yéen Yewwi ñu xam ni par exemple ñuy été par exemple moom Yewwi du nekk maire fi mu nekk ñoo yéen a ko ànd. certes am na peut-être lu ci am mais bu ñu demee ba loolu di am ci seen biir. mais est-ce que du jox dëgg ñuy jàpp ni ñii ay nitu fitna lañu. xam nga déjà li may njëkk a réfuter mooy ñii ay nitu fitna lañu waxin la mooy li ñuy wax waxu sens commun lu bari la lu ñuy wax ci suñuy adversaire parce que dañu ko bëgg a dëkkale foofu mais ñoom ñi koy wax gëmuñu ko te loolu rek moo ci am solo man mi toog fii Papa Ngagne jàkkaarloog yow. boo ne Yewwi nitu fitna lañu. waxi sànni la. loolu dëgg la da nga naan est-ce que Cheikh Tidiane Dièye nitu fitna la. wax dëgg yàlla. est-ce que Khalifa Sall nitu fitna la. wax dëgg yàlla Déthié Fall loo ko xamal. Ousmane Sonko ci boppam mi tête de liste di chef de l'opposition sénégalaise. lu mu wax loo ko xamal lu mu wax fitna déedéet. non xam nga Papa yaa ngi dégg ay discours am. kaay ma wax la yaa ngi dégg ay discours am dinañ ci taxaw ci benn. ma jukki ci benn après man maa ciy jukki. jukkil benn. ma jukki benn après. gis nga Ziguinchor. di ñoo na c'est important ma wax ko. et c'est important que man ma wax ko. li mu wax mu am ñu ko yenu ŋawtey ko fu nekk tasaare ko ci réew mi. nii Macky Sall bëggul Casamance. oui fu nañu yóbbu ko fa. une semaine avant maa ko njëkk a wax. man maa ko njëkk a wax. une semaine avant Ousmane Sonko. mais eggoo ci li mu wax ci joolaa yi de. ma ne eggoo ci li mu wax ci joolaa yi de. dinaa la yónnee vidéo bi nga déglu ma. j'ai dit la même chose. maa ko assumé devant les Sénégalais li mu wax man maa ko njëkk a wax xam nga fu ma ko waxee
biir tribunal Ziguinchor foo ko wax de. déedéet fi nga ko teg laa bëgg a kaay ma wax la parce que wax ju rëy noonu nga ne yaa ko wax assumé ko. waxin la Cheikh Tidiane kaay ma wax la waaw xam nga fu ma ko waxee. waaw maa ngi ko waxee biir tribunal de grande instance bu Ziguinchor bi ma demee ci procès wu ñoom Guy Marius Sagna. man maa jógee fii Dakar dem fekkee ji procès bi représenté fa conférence des leaders yi bi ma paree dama ne leen ñu ngi yëkkati lu bon ak lu ñaaw ci biir Sénégal pour des raisons politiciennes te fii ci Ziguinchor laa ko bëgg a waxee te man bu ma ko waxee dafay am sens ndax bu ñu nee rébellion Casamance ñun ci la ñu judd man Ziguinchor wala loolu moo lay won Sénégal gànjool laa samay maam jóge gànjool ñëw Bawal samay waajur jóge Bawal dem Casamance di fa liggéey dëkk fa ma juddoo fa 82 ñoo bokkoon ci xale yi génnoon doon seetaan ñuy jàngee lycée Djignabo di dégg ay bal donc ku toog Dakar naan rébellion casamançaise nii la da ngay wax lu la neex dundoo ko ñun ñoo ko xam ma fekkee rébellion bi di dem ba tey muy bëgg a fay tey jii bis bu ne sama discours mooy nañu ko gunge ba mu fay dana jeex lan mooy ndeyu ñu toog ba 2022 ay sénégalais di manifester ñuy jàpp ay jeunes sénégalais noo tudd nga ne Ansoumana Goudiaby ñu ne la rebelle nga dóor la torturer la preuve laa ci am on les a vus te du benn du ñaar. boo ne woon Malick Diop wala nangam laa sant duñ la traité noonu. waaw fee la ci réew mi. neexul wax nag. waaw wax bu naqadi la. d'accord man mi koy wax bëgguma di ko wax. waaw mais lu am la. d'accord xam nga loolu bu ñu ko réglé wul nag Papa Ngagne di ko raayal mu indi musiba. parce que Sénégal man Cheikh maa ngi déglu ba léegi nga wax ma. déglu ma preuve Macky Sall dafa bañ Casamance. non xaaral ma c'est-à-dire loolu. déglu ma ak wax ju ñaaw ji mu wax jëm ci joolaa yi. déglu ma c'est-à-dire loolu laa bëgg nga expliquer ma. li ma lay nga ni yaa ko njëkk a wax fan ngeen ko teg yéen. li ma lay wax li ma lay expliquer xam nga boo nekkee acteur politique. nga nekk ci région ñun on assume ça yàlla dafa dogal ñun ñaar ñu bokk fa dëkk c'est lu yàlla dogal la moo tax ku ko comprendre rek doo ko mën a comprendre moom Ousmane Sonko man Cheikh Tidiane Dièye ñu bokk tey conférence des leaders ci au niveau national li ñu fiy def yàlla def ñu bokk faa nekk. même école bu ñu jàngee collège ñoo ko bokk. lu yàlla dogal la ba tax na bu ñu àndee nekk am na yoo xam ne mënoo ko étiqueter ay séparatisme wala régionalisme wala nangam parce que dañu ko ànd. gis nga lii di xew moo tax ma ni la nañu bàyyi yooyu type de discours. non ban type de discours la ñu war a bàyyi mooy seen bos. déedéet si xam nga li mu wax artu la man li ma wax mu wax ko artu la mooy rappeler à l'ordre ni leen Sénégal mësuñoo xam mbiru waaso. ba di ko yóbbu CPI. gis nga Bignona bi ñu fa toogee di def suñu njaal bi foofu 1 heure de temps lañ fa def 1 heure la ñu toog ak famille bi ak waa dëkk bi Ousmane bi mu jëlee parole Sonko 15 minutes la wax 15 minutes 2 minutes la ñu ci dagg loolu génnee ko ni lii la wax lu ñaaw la boo dégloo 14 minutes yi wala 13 minutes yi lépp mooy Cheikh Tidiane Dièye mii toog moo ma gën a nekk Casamance parce que lii mooy Sénégal amul Joola amul Soose amul Manjaago amul Pël amul jullit amul chrétien ñëpp a bokk. te loolu mooy Casamance ñun loolu la ñu dund. loolu la ñu yare man damay làkk créole damay làkk mandeng Joola loo ma ci jëw ma jàpp la wolof xam naa ko parce que moom laa namp mais loolu mooy Casamance loolu la ñu dund lu tax ñu ñëw ba 2022 pour des raisons politiques. waay pour des raisons politiques ngeen bëgg a jël président bi dóor ko ci Casamance. déedéet pour des raisons politiques. dañu bëgg président bi comprendre moom ak ay nitam. pour des raisons politiques ngeen bëgg fi indi affaire u Joola. affaire u leneen ak leneen. gis nga Papa Ngagne dama bëgg président bu may déglu tey mu xam ni dafa am lu mu hérité dafa ñëw fekk fi Sénégal mel ni mu bindoo mu yor ko dana dem bàyyi ko fi. amul benn intérêt bu war a tax ñu yëkkati loo xam ni dafay delloo si lu bon wala dafay delloo si lu yàq parce que xam nga yow mën nga banaliser parce que fii nga nekk ci Dakar mais lii am ressenti benn communauté bu demee ba ci biiram am lu muy commencer di ressentir ñun suñu rôle ak suñu responsabilité mooy ñu wax ko man gis nga police bu ñu jàppee jeune def loolu te ñun xam nañu ni dafa am ñu koy def gendarmerie surtout am na ñun ñuy laaj ay tur ak ay sant. di am na ñuy tere xaaral ma wax la ñaata joolaa ci nekk gendarmerie boobu police boobu
ñaata joolaa ñoo ci nekk loolu laa lay wax ñaata Casace ñoo nekk ci police boobu ñoo nekk ci gendarmerie boobu ñoo nekk ci armée bi. moo tax Papa Ngagne ma ni la. moo tax ma ni la après ngeen bëgg wax ni ñoom dañuy jàpp ñii di leen laaj nangam naa leen rebelle ngeen. moo tax ma ni la gis nga corps yi ngay gis yëpp boo gisee ñu interpeller président. dañu bëgg Sénégal dal am jàmm. d'accord moom responsabilité am la. bu fekkoonte ni yëgu ko sax. mu gis loolu mu am ñu ko def. na ko lijjanti rapidement mu régler ko. ok parce que gis nga corps yu mel noonu. du ñëpp ñi ci ëpp dañuy def seen liggéey ñu baax lañu. man xam loolu gëm naa ko. d'accord waaye léeg-léeg mu am ci li ñuy wax ay brebis galeuses. benn pombiteer bu yàqu mën naa yàq saaku. d'accord buñ ci dugalee ñoo xam ni dafa am lu ñu leen di defloo ak di leen jëfloo ñu koy jëfloo xam ni suba mën na jur musiba. nañu ko gàttandu ñu régler loolu suñu discours yépp ci loolu lay tourner. d'accord discours stabilité. gis nga ma daaneel foofu. réew mi ñun dañu gëm ni. lii ñu gis askan wi topp ko. bëgg ko ci ñun yaakaar ko ci ñun. bu ñu yàlla suturaalee le 31 juillet bii soreetul yàlla jox ñu majorité dañuy gouverner réew mi laata ñuy dem 2024 pour jël pouvoir bi changer ko mais réew moo xam ni tey cohabitation ngeen koy. réew moo xam ni Papa Ngagne. ok yaa ngi jàpp ni. d'accord mën nga koo yor ëllëg pour defar ko. waroo ko yàq de doo ko taal. waroo ko kon xam ngeen loolu. xel nangu ko. d'accord kon xel nangu ko moo tax suñu discours. ok waru leen ci jéem a xool lu dul ñii di politique mu di parti au pouvoir te tey mu jaral leen lépp ak troisième mandat même kaw am fi pour ñu mën a toog ñoom la ñu bëgg fànq gàntal seen pexe. ok lii ñuy def léegi c'est pour gàntal seen pexe te dinañ ko gàntal incha allah. d'accord malheureux c'est vrai que matière dafa bëri ci émission bi dafa bu ñu deful ndànk yu bëri dañ koy parce que ba tey te duggaguloo ci wax ji te dinaa ci dugg mais dama liiraat tey Ousmane Sonko ci mbiru Idrissa Goudiaby je pense lire nga texte bi mu ci def que procureur bi aussi li mu wax ci autopsie bi du dëgg waxee ko noonu mbiru Idrissa Goudiaby je pense am nga ci xalaat bëgg naa ko xam François Mancabou aussi dégg nga li nga xam ni mooy version bi ñu dégg mu tukkee ci justice xaru la def ak vidéo bi nga xam ni am na ñu wax ni teg nañ ci seen bët gis ko mu am fu mu jógee ñëw mbëkk foofu yooyu nga dégg yëpp lan nga ci am ci xalaat ci mbir moomu ak wàll boobu. ñu commencé ci mbiru Idrissa Goudiaby du ma ci mën a commenter. parce que loolu ngay wax lu Ousmane bind liiruma ko. ok wax dëgg yàlla bind na ko tey léegi. gisuma dara gisuma ko wax dëgg yàlla wala man gisuma ko donc mënu ma ci commenter. li ma ci xam daal mooy attaqué ci carrément le procureur li ma ci xam lenn rek la te mooy lu ma wax te mooy suñu position ndax bi ñu demee Yewwi Askan Wi loolu la ñu wax à Ziguinchor wax ko Bignona ñun jàpp nañu ni waroon na am contre expertise indépendante bu neutre ñu def ko ci anam yi ñu ko war a amee ak ni ñu ko war a encadrer pour que famille bi parce que seen exigence la seen droit la tout à fait ñu nangul leen ko pour que ñu mën a xam lan moo rey seen doom de fait ñu mën ko dem ñu suule ko dem denc ko ndax lu gën a metti li ñuy dund amul ñuy continuer di naqarlu loolu ak ñooñ li ci des lépp nag am na lu mu ci bind nga ni man gisuma ko dama koy bàyyi foofu li ma ci xam daal mooy exiger nañu audit contre expertise indépendante boo xam ni bii du nekkati pouvoir bi nga xam ni moom moo bëggul dëgg feeñ moo koy defati ak nu mu ko mën a jaaree rek kenn du ko nangu d'accord te procureur li mu ci wax lépp dàq nañ ko du lu jaadu loolu wax